بربي وباللبيب عليه سلام
rabbil alamin. Serigne Thierno en tant que coordonnateur liggéey bi ci turu Serigne Mountakha mi nga xam ne mooy maître d'ouvrage ak maître d'ouvrage délégué muy Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Cheikh Abdou Khadir. maa ngi leen di nuyuwaale tous les services ak bureau yi nga xam ne yaa koy coordonné ci turu sëñ bi. di sant bu baax nag yàlla ginnaaw bu nu santee sëñ bii nga xam ne moo seet ci coobare boppam de façon délibérée de façon souveraine mu ne ñu damay tabax këru xasida yi waaye yéen ñi laa ko bëgg àndal muy lu rëy loo xam ne bi ñu demee ba weeru shawal bii paase rek mu ne bëgguma mu weesu ko jox ñu ñaan ñu daal di ñëw tàmbali. kër gi nag moom boo ko seetee ci wàllu jamono mooy bibliothèque nag dafa am ay normes am yu muy bëgg am yu muy bañ. li ci jiitu mooy emplacement bi ñu ñëwee études yi ñu fekk mu nekk fi ànd nañ ko ak ñi koy liggéey càmbar ko xool ko bu baax waaye yàlla def muy études yu tege ci yoon. ci wàllu suuf si topp nañ ko ba 2 mètres ak lu topp mu nekk un terrain qui est sain, amul ndox bu surface bu koy lëjël amul ndox souterrain bu koy lëjël. Point de vue géomorphologique yi tamit le terrain était encore clean loolu yëpp ànd nañ ko ak ñoom xool ko ba ci îlot yi nga xam ne moom la ñuy jox. Il a fallu que ñu amandoo ensemble le polygonal de base ànd ak suñu technicien yi ci ndax fii aventure la boo xam ne dafa rëy. Pour que l'aventure ne soit pas aventureuse, il a fallu qu'on travaille en collectif, mobiliser l'ensemble des techniciens de Hizbut Tarqiyyah pour ñu mën a communiquer ak yéen bu gaaw. loolu kon bokk na ci li ñu gën dimbali ci emplacement bi. Non seulement on a un polygonal disponible au niveau du service topographique, mais nous détenons le polygonal de base de la ville de Touba, de la borne 1 à la borne N. Donc loolu kon vraiment sant nañ ci yàlla di féliciter itam ñi fi jiitu def loolu boobu liggéey muy bu am solo ndax bu amoon tuuti xam-xam moom amul frontière kenn moomu ko soo amoon tuuti loo xam ne luñ ci kii itam dañ koy àndandoo jubbanti rek te ka koy jubbanti ka am dëgg du mën a bàkku. loolu bu jàllee mu nga xam nag ni mooy ginnaaw sëñ bi joxe na bis organisation chantier bi ñu organiser chantier bi xam li ñuy def ndax architecture moo jiitu ndax plan bi ngay jox architecte bi pour mu jàllale ko ci bureau d'étude bi ñaar da ci am. Plan bi moom yow miy def plan da ngay xam li nga bëgg def plan mooy mën nga ko defal lu comme mën nga ci def say pexe donc da ngay xam li nga bëgg. li nga bëgg it su fekkee bëgg nga mu tudd bibliothèque yu mel ni yi am ci àddina bi il faut nga respecter ñooñu la ñu respecté mënul ñàkk. loolu kon ñu def ko ba mu egg ak jàmm ñu rafetlu ko ñu juboo ci nga xam ne suñu équipe technique yi des architectes sans lettres donc ñoo ko taxaw ànd ko ak ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk muy doon loo xam ne dañoo agsi rek ñu ubbil ñu seeni bunt. J'en profite d'ailleurs pour remercier Thiaw Kandji devant directement sëñ Thierno wax dëgg yàlla ubbeeku na lool envers nous ñu xool ba liggéey ba juboo ci foofu ba am daal lu ñu teg lu mën a jàll. bi mu jàllee dem ci bureau d'études yi tamit boo calculer leen ne ku mel ni maam Thierno ni ma teeroo mënu ma ko ñàkk féliciter mënu ma ko ñàkk remercier parce que sëñ bi mënoon naa wëndeel bantu bibliothèque bi dóor ko Daaru Xudoos su boobaa kon du ma ko gis mënoon na koo wëndeel dóor ko Daaru Minam kon su boobaa du ma gis kenn ci ñi fi taxaw kon jaadu na ci su ma fekkee loo xam ne sëñ bi waajal na ko ba noppi mu ne ma loolu yëpp ci sa disponibilité la kon su ma amee tuuti xel loolu mënut a bañ a dàqonteeg ma dafiy pexe nag ndax ku ñu dimbali ku ne day fekk nga sóob ci say loxo loolu kon am na ci partie étude ba bi ñu agsi fii ñu agsi tey loolu kon bi organiser chantier bi ñu gis ne
ouvrier bii nekk atelier de chantier képp soo ko bàyyee ci naaj bi sa pertement la rendement bi da ciy feeñ. donc ñu ne kon nañ yóbba c'est que mu bàyyi woo loolu doo ko mën a bàyyil wanag wi it ay catégorie la doo mën a bàyyi magasin doo mën a bàyyi semaine bi ñu ñëwee it fekk nañ fi ay encombrement sur l'emprise parce que emprise bi moom lu am importance la mooy fekkoon nañ fi ay bâtiment yoo xam ne bu ñu ko dindiwul woon du ñu noyyi du mën a am tu ne pouvais pas respirer tey poumon bi ñu am nii yëpp li ñu ko may mooy dindi la on s'est battu ba def ko moom itam en temps bu réglementaire ñu def ko mu nga xam ne kon organisation chantier moom mooy li am fépp rek ñu respecté lépp def benn baraque de chantier pour liggéey ñi nga xam ne ay borom xam-xam nañu mën di fi ñëw ñuy mën a jàpp dara ba noppi ñëw gis terrain bi mu bëgg ñu mayaat ñu war a toogaat ñu bëgg ko xolandoo def ko ba mu baax kon loolu phase yooyu bi ñu ko jàllee li des mooy ñu wax tuuti kon ci li nga xam ne mooy jëmmi bâtiment bi bibliothèque dafa am lu muy nangu ak lu muy bañ te dafa am loo xam ne c'était on l'a trouvé préétabli muy îlot bi nga xam ne moom lañ ñu affecté îlot bi sax sëñ Maam Thierno moom daf ma ko étendre loon mais loolu mooy la nga xam ne moo waroon am ndax bibliothèque dafa am loo xam ne 4 côtés yëpp soo ko amul ci emprise ëllëg mën nga tooñ mën nga lor boo tey bu ñu paree bi dem ci plan yi di ngeen gis li nga xam ne mooy plan bi nga xam ne respecté nañu les normes de construction d'une bibliothèque ñi nga xam ne dañu am benn génn tuuti bu ñu génn ci îlot bi ñu demee ba xam ne îlot bi mënuñu ko wiñaar dinañ leen won tam nan la ñu duggee ci biir ak ni nga xamante ne moom la ñu war a jaar ba lépp xaj ci biir li ci des nag su fekkee am na benn aspect benn côté boo xam ne ñii saytu bibliothèque ci àddina bi boo bu ñëwee bu ñu defee dañuy yaakaar ne ñun dañu xamul loolu on leur donne un rapport donc loolu kon bokk na ci li nga xam ne ci côté emplacement barab bi lu bokkul ak li nga xam ne mooy li ma doon wax muy l'aspect géomorphologique l'aspect hydrologique l'aspect sécurité ak li nga xam ne PPR yi prévention ci wàllu risque yi donc kon loolu yaakaar naa ne bi mu jàllee jëmmi bâtiment bi kon dañ koy daal di daganal dañ ko daganal topp ko ba lépp sotti ñu daal di nag gis ne li ëpp ci bibliothèque bu ñu koy wax livre moo tax c'est l'argument dominant mu nga xam ne dañuy def nag li nga xam ne moom la ñuy wax le magasin de rayonnage ñii di ko wax magasin de stockage loolu def nañ ko en 3 niveaux muy rez-de-chaussée bi premier niveau ak deuxième niveau ak souterrain bi nga xam ne day nekk imprimerie ak édition kon loolu bu ngeen xoolee image yi di ngeen ko ci gis bu dee ci wàllu fonctionnement bi ni muy demee lépp luy ànd ak bureau bi buy ànd ak bibliothèque ba ci li ñu toll nii ci jamono muy Covid-19 bi muy mise en quarantaine le livre qui doit être mis en quarantaine même ay barabam prévoir nañ ko ci parce que këyit bu jógee fële i dafay indaale jàngoro boobu dinañ ko naj ba nga xam ne moom du wàll ñu mu fi fekk loolu kon ak trier muy àndal ak la muy am def yëpp personnel bi am nañ seen wàll bunt yu ñuy duggee fu ñu jaar foo xam ne ñoom rek ñoo fa sañ a jaar public bi am na fu ñuy duggee nga xam ne du yéegukaay yéeg yëpp escalier yi ak ascenseur yeeg yëpp fàggu nañ ko ci mais livre dafa bari ay contraintes tey loo technique soo ma ko joxee day mel ni man damay xalaat ne ki may jox loo technique xam na lépp lu war dem ci bibliothèque parce que man sama humidité relative dafa sensible sama humidité absolue dafa sensible tey dañ koy monter defal koy automate ba nga xam ne moom su ma duggoon avion di dem Union soviétique wala may dem feneen mën naay contrôler fii automate bi daf may wax sa humidité relative sa humidité nangam sa lii nangam donc li nga xam ne mooy le traitement de l'air daf ko def ci soxla këyit la da ngay def say désenfumage sa sécurité incendie yi mu àndal yëpp bañ na ba béton bii ñuy def nii am na foo xam ne bu fa tolloo
am na ñoo xam dañuy wuti ay déshydrateur ça veut dire que ndox miy des ci biir béton bi day am impact ci biir livre bi donc loolu foog nga xam ko yóbbaale ko à chaque fois bu ñu la bëggee yàkkamteloo sax nga bañ boo deful déshydrateur boo demee ba ci sa plancher lépp luy tiim livre moom bu fekkee respecté nga liñ la wax da nga koy def des planchers alvéolaires nga xam ne buñ ko indee fii ay machine a koy yëkkati yu mag ñoo koy teg ci dal bi nga xam ne partie bi dem livre li ci des on peut revenir au classique mën nañ delluwaat ci ni ñuy defaree kër normal donc loolu kon pour wane rek ne li ci ëpp ci farata yooyu nga xam ne mënoo ko bàyyi moom dañ koy bàyyi nañ ko xel bu baax jéem nañ ci le maximum possible te duñ ko bàyyi ba ñuy eggal donc boo duggee kon ci duggukaay bi ba agsi ci hall d'entrée bi di nga am ci sa ndijoor kër sëñ bi suite la parce que lu mel nii kenn mënu ko liggéey te doo am photo donc am na suite am na salle d'attente ak yi mu war a àndal yëpp ci commodité boo tourné ci côté bi ci des am na li ñuy wax auditorium moom tam am na salle d'attente am sas amaale auditorium ak li auditorium di àndal lépp ci wàllu kii amaale ci biir auditorium diggante présidium bi ak li nga xam ne mooy public bi une place qui est prévue pour la prestation des xasida loolu tamit mu nekkaat spécificité boo xam ne ci wàllu sëñ bi la léegi nag ci loolu bâtiment bi dafay am xel mooy bâtiment bu intelligent maanaam xel mi muy am la tax nga di ko waajal jumtuwaay yooyu da nga koo waajalaate ci tabax bi ndax bu dee bu nit duggee ak bu génnee doo taxaw naa sëñ bi kat yow foo jëlee li loo yor li loolu am na leen lu koy remplacer dafa am lu koy remplacer loo xam ne du ñu wax ak moom duñ def ak moom dañ koy jaar la fi muy jaar rek bu fa jaaree su pare dinañ xam ne kii daal nu ko neex doxe ci biir su génn jotee itam bu matalee sart yi te kenn du wax ak moom mën naa génn dem gàcce ngalaam donc loolu check in check out la boo xam ne fokk da nga koy liggéeyaale mu des nag léegi consultation dafa bari exigence ndax téere bi bu fekkee da ngay able téere day am nu muy doxe loolu itam yëpp ñu ngi koy fàgguwaale bàyyi ko xel bu fekkee dafa amaat benn stock da nga koy bàyyi wala xel mais ci biir bâtiment bi sooy liggéey suñ la ne par exemple norme de base bi si tu as 20 000 mètres linéaires 20 000 mètres linéaires maanaam 20 kilomètres soo amee 20 kilomètres de livre yaa ngi war a tabax 3000 mètres carrés minimum te man nga bàyyi xel ne awma 3000 mètres carrés maa ngi ci 1900 2000 maximum donc da nga koy téye su ma amee 2000 maximum ma jël sama mètre linéaire calculer ko ak sama nombre de livres war naa am kële moom mën na dem ba 700 à 750 livres 750 000 man maa ngi programmé li may am maa ngi programmé 300 000 350 000 livres donc ñaar da ciy dëkk ni ma xate dama ko ciy fàgguwaale su ma bëggee yokk dama ciy fàgguwaale itam livre su ma ko bëggee yokk fekk fukki at ak juróom donc facile donc ñaari critères yooyu mënu ma ko bañ a nit ñi dañuy màgg dëkk yi dañuy màgg besoin bi day yokk kon donc loolu teniraale nañ ci compte bu baax a baax ci gàttal daal xam naa su fekkee dama ko bëgg a topp noonu xanaa peut-être mu am ay côté aspect technique yoo xam ne gars yi mën nañu ci laaj ñu mën ci ne boo bëggee jëw waxandoo lépp du yomb. laata aspect technique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. waaw am na liggéey boo xam ne da nga koy lëkkaloo ko maître mooy ak partie bi nga xam ne moo saytu jëmmu projet bi yëpp. nga xam ne moom këru xasida yi ci projet bi la bokk. ci yan condition ak délai yi ngeen fixé wu mu am ambition boo xam ne dañ ko teg ngir mën a réaliser li nga xam ne moo di. waaw day mel ni tontu naa la foofu ci tontu ajoor xam nga ajoor moo ñu dëkk boor Tivaouane ngaay jëm kaw ba Ndande Fall fa laa dëkk ajoor laa tontu naa la loolu ci biir dama leen bu sëñ bi jëloon bibliothèque bi wëndeel ko daanu Daaru Xudoos ñii duñ ma gis duma leen gis donc am na tuuti caractère spécifique bu ci am boo xam ne délai yi ak la mu demee yëpp day mujj aussi changé yaa ngi gis li ma wax donc kon mën naa ne gagné naa temps parce que étude bi nga xam ne moom nga gis ni ñu la koy dawalal ci 1 mois et demi lañ ko def boo ko seetee dama kon gagné nañ temps bu baax te soo ma laajee normalement ci ban temps ko war man la minimum 12 mois am de mu amaat étude technique ferrailleurs yi ngay gis ñuy ferrailler il travaille sur la base de 3 dimensions donc kooku boo takk bu ñu takkee sa bët sax nga mën a ràbb fer
kon loolu ba tey gain de temps la léegi kon li nga xam ne moo ci toppaat dañuy ñaan sëñ Touba ci barke maamu sëñ bi taxaw lépp mel ni ci tawfeex waaye yaakaar naa ni noonu rek lay demee mbaamu weesu kon sëñ bi tey jii yow li nga may laaj moom mooy tax ma wala ëlbatiku sant kii ma santoon ci njëlbéen wax la ne la lii ba bu ñu defee lii ba au dernier moment ñëw la leen yóbbaale leen lii beneen liggéey day taxaw bu ñu ma dabee nag kon sant yàlla war naa ko su ma des ko am déet kaay loo fi soxla lii nangam nangam boole ma ak étudier ngi yëpp prévoir nañ ko teg fii kon loolu maa ngi jàpp ne sax li am solo mooy su ma jëlee sama itte boole ko seen itte bu ñu ma nee un temps T nga war a def un temps T mooy laay def te loolu mooy li ci am donc on est déjà dans un gain de temps te y a un autre paramètre boo xam ñëw benn facteur boo xam ne muy l'hivernage qui vient war a dajeeg ñun encore mënuñu ko may duñ ko may lu bëri ci moom moo bëtug waaw donc hivernage bi mënuma ko may mu bett ma wala su bëgg naa ko néewal doole ba nga xam ne su ma bettee du ma teree liggéey te am na nu mu neex bu neexee ba neex damay def 24/24 damay liggéey guddeeg bëccëg kon loolu yaakaar naa ne foofu moom jarul tiit ci ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk jarul tiit ci ñun ñii ñëw ndax ni nu àndee ba woon fi li mu wane mooy gain de temps kon ñoom gàcce ngalam côté aspect technologie lu mënut a ñàkk la ndax di bâtiment intelligent la nga tuddee ndax déjà contacté ngeen structure yoo xam ne da nga leen di copté ngir loolu buñ ci eggee eggaguñ ko. waaw xam nga ki jël nga agsi rek gaare sa oto rek moo la am moo jiitu la nga topp mu ne la loo bëgg fii am na fi loo fi soxlawuloo boo ko jëlee yow yaa am nga fii am na à 0 mètre de chez moi am na bata data center boobu bu ko amul woon ñun dañ koy obligé wuti parce que li ngay def ci say këyit ak ci say téere ak ni nga koy liggéeyee ak ni muy doxee ba nit ki mën koo jariñoo loolu day laaj ay machines yu am doole di nga dégg ñuy wax machines yooyu nga xam ne moo cloud moom di nga dégg ñu koy wax yooyu foog moom ngay liggéey boo doxoon tey ba am ci sa biir liggéey sax ba installé ba noppi sax am loo xam dafa soxla serveur sur place da nga koy créer ci biir cloud kon loolu fekk nañ fi déjà data center kon xam nga ba tey mel na ne bi ñu mënee architecte baa ngi ne kii ngi ne kii ngi ne te daal di mel ni loolu moo da ciy dugg amul xajjaloo lii ba mu duggee fii rek la dugg ci li fi ne kon loolu yaakaar naa ne boo ko bu ñu ci tiitul ci côté technologie ci li ñu fi fekk mënul doon lu ñuy tiit ci suñu côté ndax bu ñu ko fi fekkul woon obligatoirement dañ koy wuti te su boobaa mën nga garanti ni la gën la ñuy def waaw on vient de démarrer weeru shawal bi la ak Covid bi nga xam ne moo ci ne ak tey bi ñu defee plan ba nga xam dañ ne tey kat dañoo war a tàmbali tey plan yi génn ba yi D3D yi ngay gis ni ma ne du ma tàmbali ñu ne lu tax ma ne dama fàtte ne am na plancher boo xam ne il me faut 1000 kilos au mètre carré am naa beneen plancher boo xam ne il me faut 500 kilos par mètre carré lële c'est des compactus rayon bi day dox comme ni nit di doxee donc kooku dañ koy waajal li ñu defoon ba mu jag gars yi yëpp dañu tëjuwaat pendant une semaine téléphone sax boo leen ko woowee doo leen jot bi ñu réglé loolu ba mu tege ci yoon ci la ñuy soog a pare ñuy démarrage bi comme ni ma ko waxoon rek philosophie bi mooy buñ la nee fukk mook sëñ bi tere na la bu dem tëngee ñooy naayil kawaiba wal xawaaniye waxtasil inta dunna min hamin raddan la taslam moytul sa mbokk yi ñoon góor ñi nen moytu seen mbokk bu ñu dee jàng baa ñu sàkk xam-xam loolu mooy bu ko jegee bu nekkee tëngéej bul dem mbaaw kon foofu la ñu ne kon dañuy gaaw a forcé muy dem duñu taxaw ba ci implantation bi sax dañuy am gain de temps parce que conducteur beeg ingénieur de structure beeg ñi ñu àndal ñëpp le temps sax ñuy damm seeni angle ñun dañuy démarrer te on sera jamais en porte-à-faux donc yaakaar naa ne kon loolu mooy délai bi yow nag bu fekkee da ngay wutal sëñ Tuubaa fu mu yem yow caag yow bu fekkoonte ne kii defar nañ ko ba mu yegg mën nañoo jàpp ne war nañ caa defaat lu koy woddaat lu toll ne liñ ci def kon amul njëkk buru Màkka bi ko gars yi ne extension bii kële la ko mu ne xanaa ñu wër ba gis ku ko mën segam moom
sàkk ak kii. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba bu baax di nuyu jëwriñ sëñ Atou di ko ndokkeel di ko gërëm moo ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi sant ko di ko ndokkeel ngir ñetti mbir bu njëkk bi mooy yitte ji ndax bi ñu sëriñ bi boole liggéey bi ba léegi mooy kër xaside yi ñu war koo tàmbali bis ba ndigal li jógee rek la ci nekk te mën naa seere loolu kon loolu yitte la ak pas-pas ñaareel ba mooy dayoo bi mu jox kër xaside yi dayoo bi feeñ na ci ni mu toll dana feeñ ci njëg gi dana feeñ ci qualité bi waaw ndax norme yi mu ko teg dafa sori mooy norme internationale foofu la ko yóbbu kon kooku fi mu jëmale kër xaside yi weesu nañ njortu sëriñ bi kon foofu itam dinaa ko ci ndokkeel di ko ci gërëm ñetteel bi itam mooy nangu gi mu nangu ànd ak ñun ci liggéey bi li mu fekk da ko soppiwut dafa dugg ci biir ànd kook noonu la mu fekk mu dugg ci mel ne moom ña ko tàmbali woon ñoo ci yem kon loolu itam war nañ ko cee ndokkeel ndax mënoon naa ñëw xëy na doxalee neneen loo xam ne daneen di jafe-jafe waaw waaye lu ma ko wax rek ci liggéey bi da ci daal di ànd ak man ñu seet na mu gën a baaxee rek ñu defe ko noonu ngir am ngërëmal sëriñ kon ñett yooyu tax na ma war koo gërëm war koo ndokkeel barab bii nag kër xaside yi dafa bokk ci yittey sëriñ Mountakha moom sëriñ bi moom fam ko teg ak lam ko jox lu mu def rek xeeb na ko kon kër xaside yi bu jógee ñu jagleel ko xaside yi loola dafa méngoog li muy wax ak li muy jëf kon fii barab bii kër xaside yi la day dugganteeg bibliothèque bële ñuy ànd di mottalante ndax fële moom bibliothèque la bu universitaire boo xam ne ci wàllu recherche gëstu ak yu mel noonu étudiants yi dafa mën di toog di mën di gëstoog yu mel noonu ci biir université bi loolu fee dana ko mën waaye fii nag moom kër xasida yi la moom waaw ak nag la mu war a àndal lépp nag waaw bu ma waxee loolu rek dugal naa ci lépp waaw la mu war a àndal waaw loolu nag moo tax muy lu am solo ndax jàpp naa ne incha allah bu noppee lu mucc ayib lay doon benn lay doon te loolu xasida Serigne Touba yi jar nañ lu ko ëpp waaw maa ngi sant bu baax Sëñ Atou di ko gërëm di ko wax ne ko ubbiku naa samay bunt ngir ànd ak moom lépp lu mu bëgg rek ci liggéey bi su ma ko xamee dinaa ci def sama kéemtalaay kattan waaw nu ànd ko jërëjëf macha allah.